ñu ngi leen di nuyooti di am contentement di leen retrouver comme chaque soir niñ koy defee ci biir TFM ak seen émission ziar di leen nuyu di leen dalal jàmm. xam ngeen émission bi nag nu muy doxee dañuy doxantu dem ba suñu kër invité waxtaan ak moom fas yéene xool nan lay dundee weeru koor bi loolu yëpp nag du ma ci wéet ki ma ci àndal ci biir émission bi muy oustaz Modou Fall sama xarit ba tey wàccul lunette yi de voilà donc tey ki ñu dalal ci suñu plateau tey muy monsieur Mamour Cissé moom nag mooy leader PSD jant bi donc monsieur Cissé ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi leen di dalal di leen fay yow maa ngi lay fay. ak oustaz Modou Fall bi nga àndal. jërëjëf monsieur Cissé alors d'habitude say journée ci weeru koor bi nan lay demee nan nga koy dundee. ben ça dépend su dee dama am farata bu may dox. dinaa commencer. à partir de midi dem rek la ji ko parce que koor moom dafa diis. dafa particulier puisque guddi gi lu bare ñun taalibe ci la ñuy toppatoo suñu bopp da ngay def ay naafila yu bare. comme presque damay bàyyi toujours ba julli suba ba pare dooru tëdd for nelaw ba 11h midi. yow dooru dem toppatoo ji su dee am naa farata bu may toppatoo ji. sinon moom confinement damay toog. total def sama sport toog fii. su ma ko defee tam ba 4h 16h ma ñibbisi 16h30. julli toog nag commencé déglu ay ku mel ni comme oustaz di ko déglu. ay kiyam yu muy def. conférence bi muy def Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. et aussi Chérif Aïdara. bi dekk amoo dama koy déglu bu baax donc ñoom daal. yàlla moo xam daal xamoon et puis ni yàlla mënoon def tey daal nga ànd ak moom. sopp naa ko trop de temps en temps dama koy déglu. ku yiw la. donc vraiment ci doon lay nekk ci yooyu lay dox moom. koor daal moom koor la donc dama koy jox ak xam mu mët sëkk. macha allah monsieur Cissé alors fi ñuy commencé waxtaan bi nag mooy tey gis nañ ni yàggul dara président de la république mi ngi doon dalal li nga xamante ne mooy les acteurs politiques ak ñeneen ñi ci beneen wàll bi. yow aussi yaa ngi fa woon alors tey nan nga gisee li nga xamante ne mooy la gestion de la pandémie au Sénégal tey. mais pour man jusqu'à présent ñu ngi koy gérer avec lucidité parce que dafa am leen lu am solo. coor yi bari na nit yaa ngi wax lu nekk. l'État a démissionné waruñu woon def lii waroon nañu confiner laajal ni ñu confiner ñëpp ci situation tey bu ñu nekk. lu un pays comme le Sénégal amul moyen wu tëj lépp. il faut qu'on fasse confiance aux individus. Bien sûr. war nañu nekk ku ci nekk tey le gardien de son maître. man tey maa la war a protéger di la surveiller yow nga war ko mën a def pour oustaz war ko mën a def tey. pour Pape suñu ko defee li ñu bëgg dinañ ko am mais confiné yëpp tëj lu nekk. gis nañu les conséquences partout particulièrement au Sénégal moo tax c'est avec lucidité que président le 11 ne. nañuy desserrer tuuti étau bi. ku mel ni man ku yëngatu ci commerce ci koom am centre commercial nekk ci xolu Ndakaaru xamoon naa effectivement impact bi ci population yi soo yoree société boo xam ne 80% ça veut dire que fukki nit yoo jël juróom-ñett ñi presque ci secteur informel la ñu nekk suñuy lekk dañu war a dem régler ko ba pare door ko mën a gérer. quotidiennement man dama koy gis par rapport au marché. ni ñu wooyee rangumaan mais suñu ñëwul le matin dem El Malick régler li ñu régler ba pare yónnee dépense 11h midi. kooku soo ko mënee xañ loolu ne ko dootu fi amati dañ koy confiner musiba am. wax dëgg yàlla. gis nga même mbote bi nga nekk sa kër à plus forte raison muus am na benn moment xam ne soo ko acculé ba mari di tay day réagir kon loolu su yàqul du defar donc le gars a eu une bonne lecture politique le président de la République pour se rendre compte que écoutez li gën tey mooy que ma prioriser simultanément xeex naam corona bi il faut que ñu def ci luñ ci mën def ak suñu ként lay kàttan mais dafa doon loo xam ne tey avis d'expert la il faut que nga jox ko ñi ko mën ñu la ciy wax ji la ci gide tey maladie bi pandémie bi jox nañ ko tey ñu ko xam. ñu ngi koy liggéey moom liñ koy laaj mooy mu aviser wu di mën a dégg conseil di mën anticiper kon dañu war a tey prioriser xeex kii bi corona bi. ba pare relancer l'activité économique suñ ko deful du sotti
D'accord. réew moo xam ne tout est prioritaire l'activité économique était essentielle. 6% de taux de croissance suñu taux de croissance bi fi mu nekk suñu ci mënee def jéego yu rëy. 2% lay nangu. D'accord. Alors. te la koy porter télécommunication yi la. parce que oustaz xam na ko dafay voyager bu dégg ba ci. tey diaspora bi mënatuñu andi fi dara. dañ ko yëg bu baax te ñoom liñ doon yónnee ci xaalis dafa doonoon lu am solo. ci suñu koom. le fait que tey balade bi jàpp leen désarticulation ak récession bi am foofu dafay impacter. kon moi je trouve que jusqu'à présent. on gère avec dextérité mbas bi. D'accord monsieur Cissé loolu leer na en tant que opérateur économique aussi est-ce que tey yéen seen secteur vraiment ressentir ngeen li nga xamante ne mooy vous êtes impacté ou pas. ah oui bari na tout le monde et je pense que semaine bi passée maa ngi def benn interview bu may wax ñu may laaj dama mesure yu état bi waroon di jël pour jàppale entreprise yi. fan la ci gars yi toll. naam yéexoon na mais temps yi moom gis naa ne mi ngi. accéléré nañ la ñu ngi accéléré comme ni ñu ko ñu ngi koy accéléré. ils sont en train d'accélérer tout ça parce que amul benn secteur bu mu laalul. soo ko xoolee. et hier dama doon déglu kenn d'ailleurs ci seen télévision la muy wax ne moom mi nekk ci pâtisserie bi daf ko yëg. mais xoolal tey ñiy jaay essence. wallaay. il y a des gens parce que transport interurbain bi daf la doon permettre ñuy jël 5000 litres par semaine. mais kana jël 5000 litres tey suy jël 500 litres dañ koy yëg. bien sûr. su dee tey dañuy xool couvre-feu bi heureusement que allégé nañ ko tuuti. mais certainement et lu bare ak cause de koor gi guddi nañ daan génn dem ci supérette yi pour jënd mais couvre-feu bi tax na ba ñoo ñëpp ñu ngi seen kër kon ñay approvisionné foofu yëpp mais dañ koy yëg. kon amul benn secteur boo xam ne yëgul tey. cette contrainte là moo tax ngalla bi ñu ne dañuy ubbi tuuti pour que les gens respirent ñu prioriser simultanément. mais lii mbas mi daf ñu war a permettre aussi ñu xoolaat suñu bopp. parce que gis nañ fi tey ay individualité ak période de crise bi ni mu motiver les jeunes sénégalais ñuy faire preuve d'imagination ñi ngi xalaat lu nekk pour inventer ko. loolu il faut ñu accompagner ko. te autosuffisance alimentaire mooy pour que li nga xam ne da nga koy lekk waratuloo ko jéggaane ji. parce que su crise amee. la ñu daloon temps yi da nga koy sentir. d'accord da nga koy sentir. d'accord monsieur Cissé alors suñu dernière question rek avant que ñuy dem seeti oustaz avec le nouvel ordre mondial qui nous attend donc tey yow ban démarche nga xalaat ni buñ ko adopté dina mën a redresser suñu économie bi nga xamante ne mooy face à la récession. mais li ma daanelee léegi mooy li nga xam ne ñun dañu koy lekk bu ñu ko jéggaaneeti. lu mu ñu jaral. nañ ko def pour am autosuffisance en matière de li ñuy lekk le riz c'est important tey et catastrophe la suñu waree jël tey li nga xam ne dañ ko war a lekk di ko jéggaaniti bi mbas mi amee ñetti pays et pas des moindres Vietnam Thaïlande ak Chine mais dañu ne li ñu yore dañ ko soxla. suñ ko soxlaa dañ ko naroon yëg. kon li ñuy def ci vallée bi fi ñuy def feneen war nañu mu jaral ñu lu nekk. pour que ñu war a mën a def ñun 1 million de tonnes. am autosuffisance. li nga xam ne état bi ñu ci taxaw parce que tey mu neex mu naqari xiif amul foofu ci kaw mil bi ñu ngi koy def sorgho bi ñu ngi koy def lu am solo la. nañu def lépp pour mettre l'accent sur l'autosuffisance alimentaire. Ouais, c'est très important. suñu régler problème de l'autosuffisance alimentaire fixer les populations. yaawal lii xew ci feu rouge yi rafetul. jaay fraise yi ci mbedd mi c'est un problème d'hygiène. rombal tey ci feu rouge yi lii rafetul. il faut que état bi taxaw ci il faut que Abdou Karim Fofana ak le ministère de l'intérieur taxaw ci. pour que lii dañ. fa ñuy jaayee fruits dañ ko war a identifier nit ci nekk dans les règles de l'art li ñu nekk actuellement di def ci mburu mi. mais mënuñu permettre à tout le monde aujourd'hui dans les rues yore sa ñaari Kleenex yore say ay fraises yore ci mbedd mi. baaxul rafetul. population yi lañ leen dimbali delloo leen seen dëkk mën leen fixer foofu def leen ay incitation dimbali leen DER jàppale leen.
BNDE jàppale leen. CNCA jàppale leen pour que ñu mën a toog. mën a am lu ñu régler seen situation ak seen dëkk. moi je pense que loolu la ñu war a def et c'est important. C'est important, je pense que le message est bien passé alors monsieur Cissé tey ban thème nga bëggoon oustaz waxtaanee la. oustaz daal li ma koy laaj mooy ñaata yoon la nit am droit fase parce que li may gis surtout ces couples de jeunes sur des coups de tête fase naa la il faut que mu leeral loolu pour que gars yi yëg ko sañu doom yi mën a xam parce que coup de tête dañuy fase rek waaw ban moo ci jaadu ak ban moo ci jaaduwul oustaz. am na solo ay ca oustaz. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin. mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ginnaaw bi nu sante yàlla sunu boroom julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbooleem téléspectateur boo xam ni jamono bi yaa ngi jàkkaarloo ak télévision Futurs Médias nuyu soxna yaa awa sunu jigéen sunu soppe ñaanal ko yàlla moom itam yal na ko yàlla yokk dëgëral. nuyu monsieur Cissé mu baax mi nga xam ni moom la ñu dalal tey fa tabarakallahu ñaanal ko moom itam yal na ko yàlla yokk dëgëral. mu mel ni tànn na thème bu am solo muy li jëm ci wàllu fase ndax am na ñoo xam ni xat ga lay na ñu ne fase naa la te sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni abgadul xalaali ilallahi at talaaq su fekkee yàlla li mu daganal am na lum ci gën a bañ nee na loolu fase la. fase nag ci lislaam dafa am limite ñetti yoon la jullit am droit fase te fase la koy indi mooy dem ba mënatoo composé ak ndaw si yàlla ni bu ngeen fa àggee bu ngeen dee tàqalikoo na rafet fa imsaakun bi maarufin aw tasrixun bi ihsaan nga nekk ak sa soxna ba mu yàgg nga xëy ni ko fase naa la lislaam nee na day jàpp dat jamono bi nga ko ne fase naa la ndaw si na toog li fekk gisu fi ñetti réglam yow jëkkër ji soo ko bëggaatee da ngeen di waxtaan juboo àndaat continuer sëy bi mais day fekk nag ndaw si gisagul ñetti réglam mais bu fekkee ndaw si xas naa gis ñetti réglam yu mat sëkk diggante bi nga ko ne fase naa la ak booba su boobaa nag soo ko bëggaatee da ngay joxewaat can ñu demaat ca jàkka ja takkaat sëy bi. am na ñoo xam ne nag dañ naan jigéen may naa la sa baat nga téye sa bopp mu téye boppam mu romb ñetti réglam ngeen toog 6 mois xëy rek juboo àndaat gars yi nag foofu sëy amu fa moo tax bari na ñoo xam ne ñu ngi ànd te fekk seen diggante yàlla jeexal na ko bu yàgg. sëy nag lu sensible la xam nga di ànd ak jigéen te fekk yàlla seen diggante jeexal na ko dara gënu koo nekk dangereux. góor ñi dee leen muñ di wan seen baat mer rek ni fase naa la am na ñoo xam ne fase nañ 40 fois ñii 50 fois ba pare continuer di sëy kon nag nanu moytu loolu te xam ni fase ci lislaam ñett la waaye balaa ngaa fase na nga réfléchir la lislaam bëggoon sax mooy ndaw si buy jàpp idda na ko jàppee ci biir kër gi nga di ko xool amaana bu yàggee dana sañse benn bis nga xool ko rek sa xel dellu si nga juboo waaye fase naa la jëlal loo am dem ñibbi loola lislaam santaane wu ko kon daal fase ngoog monsieur Cissé yàlla yàlla barkeel yàlla sàmm la yaa awa ba suba ak jàmm incha allah. yaa wax lii yëpp ayca jërëjëf oustaz. ñu ngi leen remercier vraiment di remercier aussi suñu invité du jour mi monsieur Mamour Cissé di leen jox rendez-vous demain incha allah ak beneen invité au revoir.